utum taar mi ngi dugal jigéen yu bari ci naka su dul noonu jamono ji ñu toll wante boo seetee ba ci biir amul mucc bu rafet. indil na ma ay gàllankoor yu bari feebar naa ci sama yaram bi mënatuma ko sax muri damay génn su may génn taxumaa nekk mag sax waaye way jël kol daal di muur sama yaram bi yëpp ndax ni mu mel nii yaa ngi ko gis ni mu mel nii mënuma koo wane fenn. ay taab ay heure daf lay jox ay benn feebar bu naan erysipelas sa tànk bi neew yi et cetera. da ngay gis koo xamante ni dafa ne dama am xew le 5 moom mu bàyyi bala fay mu ne dafa bëgg weex balaa boobu. loolu feebaru xel la boo xam ne vraiment coono bu nit bi di dund stress bu nit bi di dund boo xam ne lim lay sonalee sax virus bii nga xam ne moom ñuy daw sax du la sonalee noonu. bari jigéen yuy dund lu metti te jëlee ko ci li ni mel ginnaaw bi ñu sekkee waxtaan ak kenn ci ñoom donte nanguwul xar kanamam feeñ jot nañu nettali li mu dund. ba ma ca toll sama digg ndaw dama daan diw weexoon tàll nag weexoon fur ma daan dem sax xew su ma tëllee ñëpp man lañuy xool ma taaru woon lool ku ma gis bëgg ma waaye li ma ci mujjee dal su ma xamoon ne su ma ko utiliser lii ma ci fekk wallaahi duma ko def ndax tey rëccu naa te la ma ci defoon yëpp ci sama yaram mu jox ma taar tey ji maa ngi koy fajoo mënatuma dajale dara lu ma am mu dem kër docteur. yaram bu yàqu réew hypertension diabète ba ci sax cancer de la peau lépp ci ay xeeti gàllankoor yu leen ci mën a fekk. hydroquinone bi moom mooy joxe tache yu ñuul yi tache yu ndax hydroquinone boo ko njëkk ba ñu bari comprendre ne que waroo ko diwoo bëccëg femmes yu bari dañ ko daan diwoo bëccëg dem marché et cetera ak soleil bi mu jox leen phototoxicité cutané mooy cere yi tache yu noir yi loxo yu verte yu ñuul yi et cetera hydroquinone fu naaj bi di tàppale boo xoolaatee seen tànk yi seen loxo yi seen dos bi cere bi ak kanam yi corticoïde bi nag moom par contre li muy joxe moo bëri. corticoïde bi dina joxe rew dina joxe piccu kanam dina jël sa peau màgget loo ko jox la ce qu'on appelle une atrophie cutanée bu nu xoolee sa âge sax danaan âge bi yow amoo ko ñi xeesal dëgg ba def ay ati at seen âge dafay dañuy màgget par rapport à leur âge donc un vieillissement cutané daf koy indi corticoïde bi boo continuer mën na jox ay diabète ay hypertension continuer bi tamit daf lay jox ay infection mën nga si dee et cetera. mais feebar bi nga xam ne moom moo ci gën a doy waar pour man mooy feebaru xel bi mu la mën a créer parce que feebaru xel bi mooy foo toll doo nekk parce que foo toll yaa ngi naan ndax man ni ma waroon a xeesee naa noonu maanaam doo doyal mukk yaa ngi daw ci ginnaaw loo xam ne doo ko jot mukk waaw léegi nag bu ko defee yow nga sonn ci loolu ñoo xam ne duñu nelaw guddi duñu nelaw bëccëg foo leen fekk ña nga ca seetu. jafe-jafe yi ñu suy dund ci seen digganteeg askan wi mujjee nekk lu metti bu ñu sukkandikoo ci li sociologue bi wax. moom relation ak boppam day metti parce que day mel ni ku mere boppam day mel ni ku naan man ndeke ne li may xëccu di ko nekkuma lool donc dafay mere boppam léegi nag boo meree sa bopp pour nga jëflanteeg nit ñi dafay xaw a jafe parce que yow ci sa wàll bopp boo gëmul sa bopp kenn du la gëm bu ko defee nit ki mën na développer benn genre sentiment boo xam ne fu nit ñi waxee rek di mun ni da ngay foog ni ci yow la ñu nekk. maintenant nag entourage bi moom moo leen war a gunge malheureusement yenn saa yi société bi ci boppam ñoo lay gën a enfoncé ci loolu parce que ñenn ñi ñoo lay wax ni la ñii baax na ñii taaru na. ñu gënoon cee ràññee jigéen ñi donte jamono ji sax góor ñi bàyyi luñu leen ci dara tolluwaayu xeesal nag di gën di law. docteur Ndiaye mi xelam màcc ci feebaru der di ci antu. xeesal dafa law ci Afrique ba nga xam ne léegi nit ñi mënatul leen bàyyi ñu demal seen bopp léegi les laboratoires industriels dañu comprendre que y a une forte demande te demande bii mooy femmes yi ñoom ñu bari dañ lay wax man bëgguma xeesal mais dama bëgg a am teint bu set teint bu clair léegi de plus en plus laboratoire industriels yi danaan fabriquer ay produits de beauté ay produits yoo xam ne pour hydrater pour améliorer la qualité de la peau mais depuis un certain temps il y a beaucoup de laboratoires aujourd'hui qui pénètrent l'Afrique parce qu'ils ont compris la demande. loolu léegi li ñu gis moom mooy xeesal bi matale na pratiquement ci ñu bëri ci at bi day gën a wàcc da ngay gis ñoo xam ne dañu am ay juróom-ñeenti at wala lu ko gën a tuuti ñu nekk di xeesal am na ci liir yoo xam ne sax dañu leen di xeesal c'est-à-dire que liir bu juddu ñu koy diw pour que jour ngénte bi mu nekk ko xees donc pour dire que wàcc na góor ñi aussi dugg nañ ci
boo waxee ñu ni dañuy leeral wala dañuy wut der bu leer waaye boo ko dee xool produit yi ñuy utiliser produit yoo xam ne dafay indi xeesal la. alors loolu yëpp nag boo ko boolee daf lay wan ne dafa mel ni tubaab bi pexe yi mu doon teg dafa mel ni am na ci ndam maanaam parce que fexe na ba ñu ci bëri léegi développer benn complexe xalaat ni nit ki moom balaa ngay nekk ku am solo rek il faut nga xees. ñenn ci ñoom jàpp ne complexe moo leen ci dugal ña ca des gis ne yoon la ngir yokk seen taar. man de jàpp ma ni question de complexe la xam nga jigéen dafa bëgg beauté te chaque jour loo xamante ne day yokk taaram rek pour moom du doy ba mun na dugg sax si loo xamante ne da koy gaañ wala mu yàq powam mais comme ñoom chaque jour dañuy bëgg a rafet man damaa jàpp ni loolu moo leen ciy dugal. li ñu naan xeesal drogue la dangay am amour bi rek bëgg ko man damaa bëgg xeesal te en plus day yokku taaru jigéen. dangay gis koo xamante ne dafa ñaaw ba mel ni man léegi day xeesal rek changer rafet. docteur Ndiaye wute loolu xalaat ak soxna yi. c'est un problème de mode la boo xam ne rek léegi xale jigéen ñi ñoo bëgg yokk seen defaraat seen yaram ba xaw a glisser dans le xeesal. mënuñu tuñu taxaw ñun en tant que dermatologue teg suñuy barrière ne leen non nii la du demee noonu c'est pas un combat de gendarme. ku ci nekk da ngay bëgg a wane sa morom ni maa la gën a xees ku ci nekk da ngay bëgg a wane ci morom ni produit yi may diwoo moo gën a cher yow yi ngay diwoo. bu ko defee nit ki yenn saa bu demee ba bëgg a bàyyi sax bu demee ba médecin bi ni ko booy continuer di nga am cancer de la peau parce que garaaw na bàyyi bi day jafe ci moom parce que bu bàyyi day mel ni dañ koy xool ni yoratul dafa daanu donc bu ko defee nit ki day continuer rek di gën a lakk boppam. jëlee fi xeesal dina jafe li ko waral di ay film yu bees ngir gën ci xiital jigéen ñi. bi mooy savon noir nigérienne bi xam nga pour teint clair la ñi nga xam nga dafa tàng am na ñoo xamante ni. ñoom tàngaay duñu diw léegi nag dañ koy def savon noir nigérien extra fort bi la c'est à base d'acide de fruits ay huile ay sérum kénacol pour nga xamante ni da lay éclaircir sans pour autant que nga laal diw parce que dafa tàng. parce que dañuy def réparation xam nga tey jii doog même kuy doog a ñëw sax sa yaram yàquwu sax il faut que ñu réparer la réparation bi mooy lan mooy par exemple li nga xamante ni moo di gommage nga xam ne jigéen ñi lu Sénégal lu bari fonkuñu ko nga réparer sa peau di ko gommer di ko hydrater. loolu réparation ku sa yaram yàqu it boo ñëwee dañ naan lay bàyyil xeesal bi lépp lu jëm ci produit éclaircissant dañ la koy tegal ne ñu defal la ay produits yoo xam ne c'est bio c'est naturel nga defaraat sa der ba mu dëgër après booy fekkee da ngay xeesalaat nga continuer mais beneen façon ngay xeesal dootoo xeesal la bu njëkk bi nga commencé woon. dama daan diwoo yeneen diw yi di gis sama yaram yu amee ay taches ay boutons ay lu mel ni genre cere mais bi ma ko joxee savon bi ak lotion bi daf ko dindi. dañuy gis ñoo xamante ni seen yaram bi yëpp day cere. dañuy ñëw ñu proposer leen garabu cere récemment rek am na benn produit cere boo xam ne dañ ko trouvé danga koy diwoo 20 minutes avant ngay sangu nga koy def 2 fois par jour matin et soir. usurpation de fonction am déet lu ni mel dermatologue bi di ko ñaawlu. boo xeesalee ba sa yaram yàqu du chimiste moo lay faj du keneen moo lay faj da ngay dem si dermato bi boo demee si dermato bi dafay def ce qu'on appelle benn inventaire daf lay teg simila wax la kañ nga commencé xeesal yan produits yi nga daan utiliser depuis quand nga ko daan utiliser après dalay defloo un bilan le médecin dalay defloo un bilan xool si yow sa xeesal amul répercussion sur ta santé y a un bilan à faire ñu xool ndax sa suukar yéegul ñu xool ak yeneen donc médecin bi nga xam ne mooy dermatologue bi moom xelam màcc na si loo xam ne mën na la defal ay analyse ba pare répertorier effet secondaire yi nga xam ne moom nga am effet secondaire xeesal yi corticoïdes yi day joxe ay rew yi joxe ay pseudo-ochronose mooy hydroquinone bi nga am ay piccu kanam et cetera moom da koy répertorier boo paree nag moom mu teg taxaw wax yow ne la lii mooy joxe lii mooy joxe lii mooy joxe lii da ngay bàyyi lii moom nag mu à son niveau mu jéem a xool yan alternative la lay trouver puisque il faut mu trouver la alternative sinon bu la bàyyee nga dem dermatologue bu defee inventaire ba xaytu la ba xool la ba xam la daf la war a trouver une solution bu la trouver wul solution nag bàyyi la nga dem léegi chimiste yi ñoo lay récupérer dugalaat la ci xeesal léegi affaire bi doon un cercle vicieux doo si génn. donte ñu ci bari sax amuñu benn lijaasa ci boobule wàllu. jànguma ko ci école
juste dama am amour bi am koo xam ne daf ko jàng man ko mais benn waay boo xam ne dama koy nuyuwaale de passage ñu koy wax Lamine Sissoko moo ma formé depuis fin 2016 depuis 2017 ci lu jëm ci savon. Après nag ci laa commencé def samay recherche bopp di suivre ci internet bi dem ci kooku mu may jàngal may voyager dem di xool di topp di suivre ni ñuy defaree saabu. man mélange bi jànguma ko am ci diplôme mais man dama yàgg a xeesal samay sœur ñu nekk ci famille boo xam te ni dañu yàgg a bëgg di woo xeesal te des fois damay voyager soit ma dem Nigéria wala ma dem Côte d'Ivoire uti samay produits te su ma demee des fois damay nekk ak ñoom ci usine ba dañuy defar lu ci bëri di ma expliquer après su ma ñëwee damay mën. ci loolu docteur di ñaax jigéen ñi ngir bu ñu demee bay bàyyi xeesal ñu topp ndigalu dermatologue yi. parce que dermatologue bi rek moo la mën wax yoon ba ngay jaar du keneen dermato bi moo lay wax sa yoon ba ngay jaay bu keneen buñ si paree itam message bi ñu mën jox du ma tàyyi di ko wax mooy message bu ñuy lancé la vente libre des corticoïdes mooy corticoïde bi mooy ay yi nekk si marché bi ay Movat top yooyu ngay gis ñu jaay tube yooyu waruñu ko jaay sur le marché tube yooyu dafa am législation derrière te loolu nan ñoo ko war a xeex mooy les autorités am nañ ay yoon yoo xam ne ñoo ko war a xeex am nañ ay kuréel yoo xam ne ñoo war a xeex loolu ba nga xam ne mu douane banque fi service d'hygiène banque fi ministre du commerce ministre de la santé am nañ yoon boo xam ne fa nañ war a tënku ba nga xam ne ni ñu koy jaayee corticoïde bi loolu moo yombal xeesal bi loolu tey jii bés bu ñu ko arrêté woon ba yoon boobu dañ xeesal pratiquement mën na wàññeeku. xeesal ñu bari di ko def ngir yokk seen taar wala bëgg beneen bët bu ñu leen xoolee li ni mel tax ba ñu bari ci jigéen ñi bëgg ko mbir mi nag doon lu jéggi dayoo ci jamono bi jigéen ñu bari mënuñu ci mucc ndax ñàkk gëm seen bopp la wala yokk seen taar mbaa sax lu jamono laaj wante ak lu ci mënti doon xeesal nekk na situation bu jéggi dayoo ñi la waa kër docteur sax dem ba commencé di si fekk ci askan wi ay diw yu bari léegi ñoom ñoo koy defar.